Bonsoir très chers fidèles internautes de la STTV mbokk yi asalaamaaleykum ginnaaw bu ñu leen nuyoo ñu ngi leen di jaajëfal ci teelu beeg safoo gi ci suñu ay programme bienvenue dans votre émission Baatu Askan Wi comme ni ma koy waxee Baatu Askan Wi chaque fois dañuy daal di waxtaanee li nga xamante ne nii moom mooy actualité tey nag demuñu fenn dañoo daal di desandi fi nga xamante ne nii moom mooy suñu localité fii ci Yoff bu ñu waxee nag Yoff suñu xel day daal di dem ci suñu mbokku laayeen yi waaye tamit suñu xel aussi dafay daal di dem ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu mbokku lébu yi tey nag ñoom la ñu fiy dalal comme ni ma koy waxee tout le temps rek damay wax rek ni baatu askan wi moo ñu soxal baatu askan wi moom moo ñu yitteel ba tax nag tey ñu am fi ay invités spéciaux ki ci njëkk nag balaa rek ñuy daal di wax wéyal waxtaan bi damay daal di bàyyi ñoom ñëpp ku ci nekk daal di présenté wu ki ci gën a important nag ci suñu invité moom mooy Seydina Issa Laye moom nag c'est le troisième fils du khalife des Layènes bañ koy bàyyi mu daal di nuyoo amaana sax duñ ko présenté ci askan wi waaye dañ koy daal di bàyyi rek mu daal di ubbi waxtaan bi sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar bu wér a wér. Soxna Fanta maa ngi lay fay ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seydina wa mawlana imam allah di wax ne rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi sant bu baax di am mbégte bu rëy rëy ci dalal yi nga xamante ne dalal ngeen ñu ko waaye it ñu ngi leen di dalal ci dëkk bu sell bi nga xamante ne fi la yonent bi yàlla bi tëdd di Seydina Limaamu Laay ñu ngi ubbeekoo suñu nuyoo ci le xalif général des Layènes El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye ak njabootu Seydina Limaamu Laay gépp teg ci imam ratib imam Mouhamed Ndoy teg ci jaraaf yi ak saltige yi ak fere yi ak Yoff gépp di sant ñi ñuy seetaan di gërëm STTV di ñaan yàlla def ko mu bokk ci télé yi nga xamante ni mu barkeel la. amiin salaamaaleykum wa rahmatulah. macha allah ginnaaw nag ba sëriñ bi nuyoo dañ ci daal di toftal ki nga xamante ne nii moom mooy madame Ndeye Fatou Diène moom nag elle est là pour représenter toutes les femmes moom mooy daal di wax ci li nga xamante ni moom mooy kàddu jigéen ñi dañ koy daal di bàyyi moom aussi tamit mu daal di nuyoo. asalaamaaleykum mbooloo mi mu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq di nuyu njabootu Seydina Limaamu Laay yëpp ñu ngi nuyu ñëpp. di leen sant itam si dalal bi ngeen ñu dalal léegi ñu ngi leen di gërëm di leen sant vraiment ñun tam ñoo fi toggal jigéen ñi ndaxte daal vraiment yëf yi sunu combat bi sunu combat la boo xam ne daal loolu daal si loolu daal la ñu bëgg kii nii moom moo ñu tax a jox si loolu nag la ñuy yëngu boobu ba léegi daal mais daanaka daal jigéen ñi daal ñoom ñëpp ñu ngi si daal yi ñu ngi koy jaajëfal moom suñu moment boobu noonu ba tey rek comme si suñu ay invité rek dañuy daal di bàyyi ki nga xamante ni moom mooy monsieur Cheikh Jaraaf Dia moom it mu daal di nuyu ak askan wi ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di jiital ci nuyoo bi ni ñu ko waxee Seydina Issa ñu coordinateur di nuyu waa Yoff yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñaan yàlla waxtaan wi nga xam ne moom la ñuy tàmbali yàlla na ko yàlla dugal ci ay nopp ak ay bopp yoo xam ne dinañ ci am lu leen bër ba li ñuy sàkku ci ñoom ak li ñuy xaar ci ñoom yàlla defal ñu merci beaucoup. ba tey rek dañuy daal di joxaat ki nga xamante ne ni moom mooy suñu dernier invité amaana mooy Majib Samb moom nag daf fi teewal ñi nga xamante ne moom mooy la jeunesse moom tamit dañ koy daal di bàyyi mu nuyoog askan wi Majib ñu ngi lay nuyu. waaw Fanta ñu ngi lay fay. waa di jël nuyoo bi di ko jox xalifatul muslimin di xalifa Baye Abdoulaye Thiaw yàlla na fi yàgg te wér di nuyu axlul bayti rasul yëpp di nuyu waa Yoff yëpp nag surtout nag rawatina la jeunesse surtout tamit rawatina ñi nga xamante ne ñoo dëkkee boori géej muy les pêcheurs di plongeurs yëpp ñu ngi leen di berndeel nuyoo bi di nuyu askan wi di wax émission bi ñu dëgmal ni yàlla nañu ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim te génn ci alhamdulillahi rahmatan amin amin yaa rabbal alamin dañuy daal di commencer rek comme à chaque fois baatu askan bi waaye nag suñu kàddu wu njëkk dañ koy daal di jox ki nga xamante ni moom mooy suñu kilifa mi fi toog ko tey nag ñuy waxtaanee li nga xamante ni moom mooy problème bi ñuy faral di dégg parce que damay wax rek ne baatu askan wi dafay daal di dox ci li nga xamante ne nii moom mooy actualité
tey nag ñuy waxtaanee mooy bradage foncier de l'aéroport bi nga xamante ne moom moo fi nekkoon mooy l'aéroport Léopold Sédar Senghor bi nga xamante ne moom moo nekkoon fii ci Yoff ñu dégg ci nag ay problème yoo xamante ne ni diggante nguur gi la ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk amaana fi nga xamante ne ni moom moo di ci Yoff dañuy daal di bàyyi sëriñ bi mu daal di ñuy leeral exactement lan moo nekk problème bi. soxna Fanta jërëjëf. ñu ngi lay ziyaar bu baax te di am mbégte bu rëy a rëy ci seen émission bi yàlla dafa dogal li nga xamante ne moo am ci aéroport bu Yoff ndax doo dégg mukk ñu ne aéroport bu Ngor walla ñu wax aéroport bu Ouakam dañuy wax aéroport Dakar Yoff kon loolu dafay firndeel ne aéroport bi mu ngi nekk ci Yoff waaye nag Ngor séq ak Ouakam aéroport boobu nag mu nekk suuf soo xamante ne maam yi ñoo ko moomoon comme ni ñu ko yàgg di waxee wax nañ ko waxati ko muy ay réquisition yoo xamante ne bi nga xamante ne yàlla dogal na armée américain bi ñëwoon fi defoon ko base bi mu demee daf ko bàyyeeg armée français bi mu nekkoon ay terres yoo xamante ne titre foncier la yoo xamante ne famille ñoo ko moomoon muy suñuy maam yàlla di dox ci gàttal ba nga xamante ne jël nañ aéroport boobu yóbbu ko Diamniadio ñu yëg ne aéroport bi ñu ngi koy dogot di ko saax-saaxee comme ni ñu ko yàgg di waxe te ñi koy def du ñenn ñu dul état bu Sénégal ak ay naataangoom ñi nga xamante ne ñoo bokk ci ñoom looloo tax ñu tudde ko bradage parce que li ñu jël moomuñu ko parce que askanu Lébu ñoo ko moom ñu defoon ay réquisition yoo xamante ne tey jii nii yoon dafa wax ne réquisition yi ngay gis yépp bu ñu demee ba la ñu ca defoon dem nañu ba ñu jële la nga xamante ne utilité publique la woon pour askan wi yépp dañu wax ne nañu balaa ñu cee def dara nañu dem waxtaanaat ak ña nga xamante ne ñoo moom alal jooju waaye état bu Sénégal deful loolu dañu jékki-jékki rek yëg ne ñu ngi dogat aéroport bi di ko saax-saaxee di ko joxe ko defee nag ñun ñi nga xamante ne ñooy doomi dëkk bi ñun ñi nga xamante ne ñun la suñu maam moomoon terre yooyu ñu ne nañu taxaw bi mooy lan ñu seetlu dëkk bi xat na te gis nañu ne lu bari loo xamante ne am na ci yeneen dëkk yi ñu ñàkk ko war nañu ko mën a am suñu dëkk dëgg la te li ñu ko xañoon mooy place yu yaatu yoo xamante ne mën nañu ca def loolu aéroport bi rek moo ci des Yoff mënul dem ba Kër Massar wala muy dem ba Bambilor di fa def lycée Yoff mënul dem ba Bambilor di fa def caserne Yoff mënul dem ba Bambilor di fa def hôpital ñun poste de santé la ñu am aéroport bi bu ñu ko naree jox ay nit ñu di ko saax-saaxee di ko jaay di ci ut alal ñu ne nañu taxaw ñun ñi nga xamante ne ñoo moomoon alal jooju ñu demander état suñu alal mu delloo ñu ko ngir bu ñu ko joxee ñu mën a am caserne ci aéroport bi ñu mën a am gendarmerie ci aéroport bi waaye ñu mën a am lycée ci aéroport bi ndax Yoff amul lycée gis nga Yoff ni mu tollu lépp amul lycée handicap yi ñu ngi fi plus de 200 et quelques handicap ñu ngi ci dëkk bi amuñu foo xamante ne fa la ñu mën a nekk loolu moo tax nag ñu ne injustice boobu nañu fexe créer benn collectif mu tudd collectif des mouvements et associations pour la défense des intérêts de Yoff mu nekk collectif boo xamante ne dara ñoru ko politiguñu li ñu ñor mooy lépp loo xamante ne intérêt Yoff la ñu taxaw ñu
xëcc ko mu ñëw Yoff loolu nag kenn waruñu cee jiitu ñun waa kër Seydina Limaamu ndax bokk na ci mission Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wasalaam mooy mu xeex injustice ndax dañu ne woon Mahdiyu mooy kay jubal jaam ña maanaam moo di ka jaam ñay xame jub sa wooteem ba kon bépp injustice boo xamante ne ñu ngi koy def ci dëkkab Seydina Limaamu Laay bii ñun njaboot gi ñoo war a taxaw jiitu xeex loolu mu jóge fa loolu moo tax tey jii li nga xamante ne moo am ci aéroport bi ñu taxaw ngir mu jóge fi ndax bokk na ci mission Limaamul Mahdi yu ba tey mooy mu fekk koo xamante ne dafa am dëgg ñu di ko néewal doole mu yëkkati dëgg gi delloo ko kooku mu fekk koo xamante ne dafa nekk ci ak njubadi mu dindi ko ci njubadi googu kon tey jii nii na àdduna bépp yëg ne ñun njabootu Seydina Limaamu Laay ñun askanu Lébu état bu Sénégal ñu ngi ñëw ci suñu dëkk ñu ngi ñëw ci suñu moomeel di ko xëccoo ak ñun boobu ba léegi ñu ngi woote ñu ngi wax ak ñoom ci njëkk ak teraanga waaye gis nañu ne ñu ngi dëgër bopp boobu ba léegi nanguwul ñu uy si moo tax nag ñuy fexe message bi muy gën a jàll te it bàyyiwuñu te am na loo xamante ne it dañuy wax ne balaa ñu fay àgg war nañu mën a toog trouver solution ñi nga xamante ne nag ñoo nekk ci collectif bii dama koy faral di ko wax ñoo xeexoon temple bi nga xamante ne moo ne woon ci rond-point Yoff bi yàgg nañu xeex ngir intérêt Yoff keroog école CM bu Yoff bi ba ñu ko daggee di ko def ay kër collectif bi ñoo taxawoon nanguwaat loolu ca ñàkk a daggoon collecturé ko waaye tabax ñaari classe yoo xamante ne R+1 la ci biir CM bi dëgg la kon tey jii ñun li ñu tax a jóg mooy intérêt bu Yoff te ñu ngi ñaan le président de la République son excellence monsieur Macky Sall bu fekkee ne dégg na te dégg na ko parce que bind nañu jël nañu ay bind jox ko ci ay nit yu ko jege pour mu àddu ci mbir mi nga xamante ne ñaaw na lool ñu koy def fii nga xamante ne mooy aéroport bu Yoff bi loolu laa amoon ci lu may wax di bàyyi di la dégloo kàddu gi ba ci kanam du ñàkk ñu gën ci dolli si lu ñu war a wax incha allah ñi ngi jaajëfal sëriñ bi bu baax a baax ginnaaw nag ba ñu taataanee li nga xamante ni moom mooy kàddu yu sell yi mu fi wàccee mu mel ni rek Yoff yàgg na am ay problème yi nga xamante ni peut-être nguur gi moom moo ci waroon a taxaw waaye amaana ba léegi gisaguñ ko waaye rek dañuy daal di dellu tuuti rek en arrière daal di jox kàddu ki nga xamante ne nii moom mooy monsieur Cheikh Jaraaf Dia mu daal di ñuy nettali un peu l'historique des terres de Yoff. jërëjëf Fanta ñi ngi gërëm Seydina ci wax ji mu wax ñuy dellu si rek di wax ne collectif bi comme ni ko Seydina waxee collectif bi dafa jóg pour jàppale waa Yoff dafa jóg pour delloo si dëgg dafa jóg ngir téye alal joo xam ne moo ko moom ndax bu ñuy xool aéroport bi comme niñ ko waxee dañ ko joxe woon pour réewu Sénégal pour intérêt Sénégal defe naa bu histoire de nangu ñu joxe ko 47 en 1947 mais 46 lañu inauguré aéroport bi mais 47 lañ ko joxe définitivement boobaak léegi nekk juróom-ñaar fukki at donc 70 ans yoo xam ne dañu ko jël jox ko état wu Sénégal pour que réew mi yëpp di ci jariñu kon bu ñu demee ba nga xam ne 2017 defe naa 5 mars 2017 la ñu fermé aéroport bi ne dañ koy def base militaire donc ñu ne militaires yi lañ koy jox ah population bi noppi di seetaan ñu dem ba ci yàgg ñu ubbi ko ne ah léegi kat état bi dafa soxla xaalis dafa am nangami hectares yoo xam dañ koy tibb jox ko nguur pour nguur man koo jaay pour am alal nit ñi noppi ñu toogati ba càgg ñu ne ah état bi kat am na ci loo xam ne daf ko jox
ay nit ñoo xam ne dañoo bokk ci nguur gi bokk ci parti bi depuis nag 2017 ak léegi ñi ngi dégg aéroport bi ñii ngi tabax ñii ngi def ay mur ñii ngi toj te ñi nga xam ne ñoom ñoo moom ñi nga xam ne seeni maam ñoo moom ñi nga xam ne ñoo gën a jege gën a yey woowuñ leen ci dégguñ leen ci dara mouvement bi ne kon ñun li ñuy dégg di ko gis mbaa bu ñu ko bàyyee ndax dana am njariñ ci dëkk bi ndax dëkk bi toll na foo xam ne kër goo dem ñaar fukki nit a nga fa dëkk bi toll na foo xam ne xataay am na fa dëkk bi toll na foo xam ne nit ñi jaaxle nañu bu fekkee nag ki nga xam ne moom alalam ñu jël alalam di ko séddoo moom mu toog jàpp njàmburam rek noppi loolu dafay doy waar collectif bi ne déedéet ñun nañ jóg pour delloo si dëgg boobu ñuy delloo si mooy njariñ bi nga xam ne njariñu Yoff yëpp la ndax bu fekkee ne tey li nga xam ne Yoff mi ngi koy laaj di seen wàll man sax damaa dégg ñu naan ay 250 hectares waaye seen lépp lañ leen war a jox. waaw ñu desandi ci 250 hectares yooyu parce que ñi ngi dégg ne yéen ñi nga xamante ne ñun yéen a nekk ci collectif bi yéen a ngi laaj lu toll ak 250 hectares nguur gi ngir mu jox leen ci suuf soosu noonu. waaw xam nga boo gisee loolu. ndax tey suuf soosu noonu am na énuméré nañ ko dëkkuwaay mi ngi fi. ndax géej gi mi ngi lekk dëkk bi. moo li ñu ngi fi amuñu fu ñu toog. amuñu fu ñu jëm avancée de la mer xam ngeen ko. exactement. dëkk bi fees na. boo duggee biir Yoff koñ bee ci dugg. boo duggee Ndenaañ boo duggee Ndenaat foo mën di dugg ci biir Yoff gis nga ne assainissement amul. kon assainissement boobu il faudrait que ñu éclater dëkk bi pour mën a def assainissement. exactement. gis nañ ne aussi am na yoo xam ne. nit ñi dañ ko soxla population bi dañ ko soxla comme ay jumtuwaay ay école ay caserne ay nangam yooyu amul ci dëkk bi donc bu fekkee ne nag suuf si nga xam ne maam moo ko moom joxoon ko nguur di ko jariñoo ngir askan wi yëpp ñu jëlaat suuf soosu léegi nag bëgg koo nangu ci ñi nga xam ne ñoo ko moomoon woowuñ leen ne leen kaay leen ñu waxtaan woowuñ leen ne leen kaay leen ñu jox leen nangam waaye xëy rek di dagg di séddoo ña moom suuf sa toog rek war a noppi dañuy wax population Yoff bi ne xeex bi ñuy xeex du xeexu politique xeexu boo ñuy xeex du xeex boo xam ne dañuy xeex ak nguur li ñuy xeex mooy dañuy xeex pour laaj li nga xam ne ñoo ko moom jullit nag bu fekkee ne dañoo bëgg a jël yëfam yàlla daf koo sant moom mu am xel am taxawaay war a mën a dox xelam di dox war naa mën a toog laaj loolu ñu koy jox wala loolu ñuy joxe mu ne lii sama yëf la dama cee am sama wàll jox leen ma sama wàll loolu mooy rôle collectif bi kon képp koo xam ne dégg nga collectif bi ñuy daje wala dégg nga collectif bi ñuy yëngatu collectif bi amul kenn koo xam ne dafa nekk seen gannaaw pour jañax leen déedéet ki nekk seen gannaaw mooy seen xol ndax seen alal la ñuy jël di ko séddoo ñu ne déet ñun suñu alal bii duñ ko séddoo bàyyi ñu waxuñ ne jox leen ñu lépp waaye dañ ne jox leen ñu suñu wàllu loo xam ne waa dëkk bi danañ ci mën a gis seen bopp waa dëkk bi danañ ci mën a jariñu waa dëkk bi ak seeni njaboot danañ ci mën a toog parce que bu fekkee ne dañoo bàyyi ñu jël suuf si jox ko ñoo xam ne dëkkuñu fi bu ëllëgee doom yi sët yi jarbaat yi waaye ñooñu tasaaroo mooy am donc ñi nga xam ne tey ñoo dëkk Yoff war a taxaw ngir Yoff mooy ñi nga xam ne tey ñoo toog ñëw ci collectif bi pour mën a jël li nga xam ne ni moom ñoom ñoo ko moom nit ku nekk la nga moom wala ci kenn gën a yey kon ñi nga xam ne ñoom waa Yoff lañ nañu xam ne xeex bi ñuy xeex ñoom ñoo ko moom xeex bi ñuy xeex xëy na ñun suñuy sët wala suñuy doom ñoom la ñuy xeexal kon bu kenn jaxas seen xel fii politique nekku fi kenn ku ci nekk nag am na ku la neex kenn ku ci nekk am na foo far waaye lii ñuy def nii dañ koy def ngir njariñu Yoff kon képp koo xam ne dégg nga appel bi wala nit ñi ñëw ci sa kër wala ñëw ci sa béréb bu ngay liggéeyee wala nga toog ci rajo mbaa nga toog ci télévision dégg ñuy wax affaire yi collectif bi ñëwal nga fekk si collectif bi ndax tey lépp loo fi mën di def
da nga koy mel ni jiyaat. ñu dégg rek nga wax léegi wàllum li nga xamante ne moom mooy séddoo ci su ma déggee ci ay information yi nga jote wax maanaam dafa mel ni nguur gi dafa nekk di séddoo ñi nga xamante ne ni peut-être ci nguur gi lañ nekk wàllum li nga xamante ne moom mooy suuf si maanaam dañoo nekk di li nga séddoo seen biir li nga xamante ne moom mooy suuf si nga xamante ne yéen ko moom. mais séddoo am na depuis ñeenti at. ña ngay toj di defar di tabax. te ñi nga xam ne ñoo moom kenn woowu leen. kenn ñëwu leen kaay leen lii ngeen ci am wala amu leen ci lii. loolu koy séddoo am na. bu ñuy séddoo sa alal nag ni nga war a def mooy dangaa war a jóg fipp boo bàyyee ba ñuy séddoo sa alal ba mu jeex. defe naa day xaw a métti. daa mel ni nga gis jaan muy dem nga bàyyi ko mu dem ba pare ngay topp ci wata bi. donc il est temps à ce que suñu autorités yi nañ ñu déglu. population yi déglu ñu. li ñuy def nii xeexuñu kenn. contre ñu kenn jàmm la ñuy woote. li tax ñuy woote jàmm misaal nañ ko. ndax bu ñuy wax ak lépp luñ mën di def ak fépp fuñ mën di dem dañuy jiital ñi nga xam ne ñooy sëriñu dëkk bi. kon ñun duñ dem di lakk fële. duñ dem di xeex. waaye nag war nañoo am xel ak xalaat ak pas-pas ak taxawaay boo xam ne. li nga xam ne ñoo ko moom ñu dellu si waat ko suñu biir. ñu xool na ñu koy mën a jëriñoo ci suñu. Baatu askan bi comme toujours rek dañuy daal di continuer waaye rek damay def l'honneur aux femmes daal di jox madame Ndeye Fatou Diène moom aussi tamit mu daal di ciy wax li nga xamante ne nii moom mooy xalaatam madame li nga xamante ne nii moom mooy suuf si nga xamante ne nii ba tey comme ni ngeen ko waxee ni état bi mu ngi koy séddoo ñu dégg aussi tamit que ne président bi daal di dafa dàqoon ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo fa doon liggéeyee. daal di wax ki nga xamante ne nii moom mooy Mame Boye Diao mu daal di arrêté li nga xamante ne nii moom mooy bradage yi ngir seen suuf soosu noonu loolu ba ngeen ko déggee en tant que jigéen nan la leen def. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq. laaj nga mat la laaj bu ma neex ndaxte fi mu nekk nii bi ñu déggee loolu itam xaw nañ si kontaan. ndaxte wax dëgg yàlla buñ na njaboot. jigéen kii moo tax. ndaxte fi mu nekk nii ñun dañu am problème ñun Yoff. ndaxte ñun jigéen ñi fi mu nekk nii daanaka ñun sunu njaboot yëpp ñu ngi si biti. ñu ngi taxawaalu si biti. lu ko waral ndaxte xataay moo ko waral. en même temps géej gi mu ngi avancé lépp. kon nag bu fekkee ne nag yàlla mu ngi dogal ñun. suñu wàllu bopp am loo xam ne suñuy maam moo ko moom. ñun demuñu fenn di fa xëccoo ay suuf. fenn la ñu demul lu suñu dëkk bii la ñu am. boo gisee boobu ba léegi ñu ne tekk waxuñu ndaxte dañu am kilifa. parce que dëkk bi si kilifteef lay dox. mais bi ñu demee ba xam ne affaire bi dem nañ dëkk suñuy kilifa waxtaan nañu ak ñoom. bi ñu waxtaanee ñoom dëkk si la ñu jox ndëkk comme dañ ne fi mu nekk nii nit ñaa ngi toog di seetaan ñun jeunesse bi ñun ñu jox. daal di défendre suñu cause li ñu moom ñu jël ko parce que suñuy maam ñoo ko moom. ndaxte fi mu nekk nii suñuy njaboot ngi si biti di taxawal. te Yoff loolu musuñu ko xam. ku tëdd yaa ngi daan tëdd sa njaboot si sa wet. waaw dañu yaatu woon mais nag dañu dem a dem ba fi mu nekk xat dugg nañu. te fi mu nekk ni amuñu lu dul fii nii aéroport bi moo fi des. te bu ñu demee ba dem di ko joxe. di ko jox sax suñuy nawlee jigéen. massama ñun ñoo si gën a yey. ñun ñoo si gën a yey parce que am na loo xam ne wax dëgg yàlla boo demee ba di ko am ñeneen ñoo koy jox. waaye ngal la nga dem jox ko ñi xam ne ñoom ñoo ko yooyu nekk seen wet. ndaxte fi mu nekk nii vraiment dëkk bi metti na lool. comme ni ko ñëpp waxee. ndaxte suñu armeel yaa ngi fi mu nekk fees na. daanaka kenn mënul jéggaani suñu njabootam ñu ngi génn di dem faneen. te jigéen ju ne boo sañoon tey sa njaboot toog si sa wet. foo toll boo gisee di leen gis. mais vraiment mënuñu suñuy doom nekk di génn Yoff di dëkk faneen. kon nag bu keroogee Yoff mën nañ nga dafay raaf. dëgg la kon nag looloo tax ñun jigéen ñi combat boobu sax góor ñi ñoo ko kii. mais ñun ñoo ko waroon a porter en tant que jigéen. parce que jigéen ñi ñoo nekk si kër yi ñoo xam ñun ñooy gën a sentir lii xew si kër yi. dëgg la parce que nga toog vraiment sa njaboot wër la. léeg-léeg doo am sax fu ñu dugg boo toogee amaanaka boo toogee sa néeg léeg-léeg say tànkaa ngi si biti. sa njaboot wër la bu ñu guddi jotee doo xam nooy def. vraiment mag xale yi ñooy mujj tëdd seeni mag ndeysaan nekk si àll bi taxawal. loolu ñun mosuñu ko bëgg te mosuñu ko xam. dëgg la suñuy njaboot a ngi fii kenn mosu fi dégg lu ñaaw Yoff. Yoff lu baax rek lañ leen mas a xame. dëgg la ku nekk fii saaga wala wax bu kii sa dawul ko fi dégg. parce que yaroon nañ suñuy njaboot noo xam ne vraiment exemplaire la ñu woon. dëgg la mais dañuy dem ba fi mu nekk ni ñu ngi sentir loo xam ne mu ngi raam. te bu raamee si ñag bi la jëm. dëgg la te lan moo ko waral xataay. dañu dem ba fi mu nekk nii dëkkuwaay bi xat na goo xam ne. fi mu nekk man ak sama raka wala kaneen ak frère am. dañuy dem bay jote lan moo koy waral
xataay moo koy waral. dëgg la kon nag vraiment bu ñu demee ba état. ñi lii xam ne sunu maam ñoo ko moomoon soxlaatu ko dem fële dem ba di ko joxe kon nag dañ nakaa kon taxawal. dëgg la ndaxte ñun ñàkkuñu fayda. lébu ñoo gën a baax nag mais ñàkkuñu fulla. dëgg la am na loo xam ne bu naree dem ba ëppi loxo nag. ñu ne la kaay ndëkk kaay parce que fi mu nekk nii dafa jot. dafa jot parce que sunu président bi mu ñëwee fii. moom moo ne woon seen suuf si dinaa leen ko delloo. kon nag loolu dañ ñu ko war a delloo. dëgg la kon nag moom bu demee ba toog këram moom. ak njabootam. njabootam wër ko mu toog si moom. ñu yaatu toog di nelaw lu mu leen neexee. ñun suñuy njaboot di tëdd nekk si àll bi. kon nag loolu war na ko seetaat bu ko déggee. war nañu delloo suñuy suuf parce que xam ne li ñuy jox yëpp suñu njaboot a tax. dëgg la waaw loolu daal foofu laa mën a yem daal. dëgg la ku dégg suñu moment ni muy waxee xam ne li muy wax amaana ci xolam la ko daal di génnee waaye dañuy daal di retourner ki nga xamante ne ni moom mooy Magib Samb en tant que représentant des jeunes. tey jii est-ce que boo coow li amee ba léegi mës ngeen am ab jéego daal di dem ci ki nga xamante ne moom mooy njiitu réew mi président Macky Sall am ak moom ab waxtaan ngir ngeen mën a négocier mu delloo leen li nga xamante ne ni moom mooy seen suuf. waa soxna Fanta maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw di rafetlu question bi nga wax. parce que ñun collectif bi nga xamante ne mooy collectif des mouvements et associations. man nañ wax ne depuis 8 mois wala lu ko ñu ngi dox ay jéego. buntu bu nekk fëgg neen ko te am naa yaakaar ne jeune bu taxawee wax. génn nañ ci télé yi ci ay côté bu nekk. am naa yaakaar ne normalement message bi war na àgg sur le président. parce que tey jii bu ñu delloo tuuti. bu ñu delloo tuuti ci ginnaaw moom bi muy campagne ba dugg Yoff. dana woon un jour bu ngeen ma voteelee dinaa leen delloo seen ay suuf. moom ci boppam moo ko wax. kon tey jii bu fekkee ne fal nañ ko ba mu falaat ko. su ñëwee war na mën a gestu askan wi. benn bi damay ñëwaat tuuti rek dama naan lu nit moom. ak lu nit bokk. Yoff dafa nekk dëkk boo xamante ne. dafa am ñetti pàcc. benn bi mooy géej gi. baneen bi mooy aéroport bi. baneen bi mooy côté penku bi. tey jii bu ñu xoolee Yoff village dafa ëmb presque 7 quartiers. quartiers yooyu nga xamante ne tey jii ñoo fa nekk man quartier bii ma dëkk tey boo doon compter bi may def recensement bi def naa presque 8800 personnes yu tekk xam nga tey jii si quartier bu ndaw quartier boo xamante ne bu fa dëgg yàlla 8800 et quelques personnes ñoo fay yeewoo 720 familles xam nga kon déjà xataay am na tey nag mënuñu dem booru géej man plongeur laa si géej gi laa nekk avancée de la mer bi sànq am na ku koy tudd mais man mën naa ci wax lu bëri mën naa ci génne ay éléments mën naa ci génne ay preuves ndax ñun ñiy dëkkee booru géej da ngay dem si benn kër nga fekk fa presque ay 18 familles si benn kër mu nekk loo xamante ne problème la te géej gi actuellement yàqu na amatul jën kon fan leen war a mën a am lu dul aéroport bi nga xamante ne moo nekk fii tey boo xoolee la pêche dafa nekk benn facteur boo xamante ne facteur de développement la maanaam dafa war a taaral réew mais tey jii manque de moyens yi ak manque fu ñu dëkk xataay bi nga xamante ne moo nekk ci dëkk bi tey jii moo ñuy permettre ñun ñëpp ñu dajaloo fenn te dajaloo boobu warul tey jii man war naa am kër tabax ko ba mu rafet ñu ne ma kii kat pêcheur moo ko am comme ni ingénieur bi amee kër comme ni immobilier bi amee kër comme ni keneen amee kër mais tey boo xoolee pêcheurs yëpp koo si dem ñoom ñëpp ñoo bokk fu ñu dëkk. léegi ñu desandi ba léegi ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi monsieur Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xamante ne moom mooy maire de Yoff ban jéego la ci def laata ba li nga xamante ne moom mooy seen problème bi amee ba léegi. bon ñun gisuñu mu def si benn jéego franchement parler bu ñuy wax rek te yàlla rek tax parce que tey jii ku mel ni maire de Yoff comme ni nga ko waxee muy Abdoulaye Diouf Sarr. suñu mbokk axan la. tey li mu soxlaawee dëkk bi dafa ñëw sur la jeunesse tendre leen loxo ñëw waxtaan ak ñoom waxu mbokk waxtaan ak ñoom en tant que waa Yoff kon su fekkee ne moom waa Yoff dañu am problème moom xam na li ñuy dund xam na xataay bi nekk ci Yoff kon tey ji bu fekkee dafa am jeunesse bu taxaw collectif bi nekk seen kanam jeunesse bi nekk si ginnaaw jóg pour xeex li nga xamante ne mooy aéroport bi normalement moo war a nekk ci kanam moo war a nekk ci ginnaaw parce que toujours damay wax naan li nga bokk ak liñ la boole du benn Abdoulaye Diouf Sarr dafa bokk ci Yoff dafa war a mëne combat wu Yoff warul xaar sax benn Magib taxaw si télé bi di ko oo pour mu ñëw moom bu déggee Magib wax rek dafa war a jóg
moom moo war a jiitu ci loolu. est-ce que ba lii amee ba léegi maanaam sol ngeen seen daal dem ci moom joytu ko li nga xamante ni moom mooy seen problème. bépp bunt boo xalaat ne war nañ ko fëgg pour mu recevoir ñu fëgg nañ ko. recevoir gu leen ba léegi. recevoir guñu ba léegi. d'accord te loolu nekk na loo xamante ne tey jii nii askanu Yoff jeunesse Yoff ñoom kontaanuñu ci loolu. ndax lan moo tax mooy tey jii nii bu amoon keneen ku doon dal ci kawam. ci ñun lay jëkk dal ñun jeunesse Yoff. kon moom su fekkee jeunesse Yoff dafa soxlaa dem bay laaj état li nga xamante ne mooy aéroport bi nga xamante ne suñuy maam. ñoo ko doon bay. kon moom mu war a porter combat boobu. te ñu ngi ko siy xaar li tax ñu ko siy xaar. mooy mënuñu ko jéggi. mënuñu teg pas jéggu ko parce que doomu Yoff la suñu mbokk la kon moom dafa war a ñëw ñu oo ko dafa war a ñëw. ñu ñàkk ko oo dafa war a ñëw. parce que ñun ñoo ko jël sàndil ko suñu ay carte li tax ñu sàndil ko suñuy carte nag mbokk la tey muy Ngor muy Wakaam muy Dakar képp kuy laaj ci aéroport bi tey jii nii ñun ñoo si gën a yey ñun ñoo si gën a yey parce que Yoff xat na géej gaa ngi avancé bu fa dëgg yàlla kon li ñuy laaj suñu droit la nan ñu ko jox. léegi à part ki nga xamante ni moom mooy Abdoulaye Diouf Sarr amaatul keneen koo xamante ni peut-être ci gouvernement bi la bokk koo xamante ni peut-être mu ngi leen di jàppale ci xeex ki ngeen nekk nii. ñun rek suñu gouvernement dafa doy sëg. ñun Yoff dañoo am gouvernement boo xamante ne depuis historique. ñun lébu yi. dañoo am suñu gouvernement bopp. boo xamante ni si histoire ba fii ñu egsee si Yoff nii. kenn masuñu laajal. ñun ñoo taxaw laajal suñu bopp la ñu moom. parce que fu dëgg yàlla Yoff dafa bokk ci dëkk yi nga xamante ne yemul ak fenn ku ci foo xamante ne Seydina Limaamul Mahdiyul Muntazar moo fa dëkk. ku mel ni xalifatul muslimin di Baye Abdoulaye Thiaw toog fa. ak ñi nga xamante ne ñoo ŋànk Yoff yëpp ñun soxlaaw ñu keneen ku ñu waxal. ñun mën nañu waxal suñu bopp. mën nañu laajal suñu bopp parce que li tax. dañuy bañ li dal yeneen i dëkk yi dal leen dal ñun ñoo moom suñu yëf dañuy laaj li ñu moom kon soxlaaw ñu wéeru ci kenn ku war a ñëw rek yaa ñu war a fekk si combat bi mais waruñu wéeru ci kenn dëgg la ñu dellu si waat ba tey ci sëriñ bi mu daal di ñuy leeral lenn ginnaaw nag le président Macky Sall ba mu waxee ki nga xamante ne moom mooy Mame Boye Diao mu daal di arrêté li nga xamante ne ni moom mooy bradage bi est-ce que loolu tax na ngeen am li ngeen bëgg ci moom fa tabarakallah soxna Fant jërëjëf ci question boobu xam nga président joxe na ndigal pour Mame Boye Diao ñu arrêté loolu mais ay waa këram laa ko mën a tudd dafa mel ni kilifteef bi kilifa di am ci ak njabootam pour ñu déggal ko président dafa rafle loolu dëgg la parce que fi may waxe ak yow li lay wan ne nekkuñu ci dëgg guddi gi la ñuy dem gaare seeni oto taal seeni projecteur di taraase ci site bi kon loolu mu ngi lay wan ne kon ñi nga xamante ne mooy ay ndawam déggaluñu ko maanaam duñ fa liggéey li nga xamante ni moom mooy bëccëg guddi gi rek lañ fay daal di rek la ñuy wàcc ci place bi loolu mooy bradage loolu la ñuy wax ne mooy bradage dëgg la parce que tey jii nii nit bu fekkee ne li nga xamante ne alal ji nga xamante ne yaa ko moom defe naa jarul nga ciy làqu dëgg la da ngay génne bëccëgu ndar kàmm nga def ca la nga fay def waaye nag lépp lu ñu fa def rek dinañu ko dindi parce que duñu seetaan mukk ay nit jóge ci biti ñëw di caxat-caxatee alalu Yoff loolu duñu ko nangu parce que mënuñoo nangu ku dëkk fële ca côté Kaffrine wala ku dëkk ca Kaolack ñëw ci aéroport bu Yoff ñu jox ko fi 60 hectares dëgg la ci kenn nit loolu xel nanguwu ko barki démb wax naa la femme bi nga xamante ne amoon na fa problème ak agent bu SDE bi ci problème mu ndox pour wan la ne tey ñoom ñu ngi séddoo alal jooju nga xamante ne tey ña ko moom ñu ngi nekk ci fitna dëgg la ñu ngi nekk ci njàqare ñu ngi nekk ci mitit dëgg la te nag président war na fàttaliku ne en 2012 bi mu nekkee ci élection yi mu digoon
moo diggoon ci deuxième tour yi moo diggoon yu askanu Yoff askanu lébu yi wax leen ne boo leen ma votelee bu ma jëlee réew mi dina faral seeni rangooñ mu mel ni dañu ko laaj rangooñ yooyu mooy lan mu ne yëg naa ne maître Abdoulaye Wade mu ngi caxatee alalu lébu gi yëg naa ne injustice bi nga xamante ne moo am ci aéroport bi waaye gis nañu ne bi mu jëlee réew mi ba léegi ñoom ñu ngi continuer la maître Abdoulaye Wade doon def ak waa këram ñoom ñu ngi def lu ko gën a yées damay wax ne maître Abdoulaye Wade sax moo leen tane ñaareel bi ñu seetlu ne ñun askanu lébu président Macky Sall la daal mel na ni ci ay jéego yi muy teg ay doxalinam yi muy teg jubluwu ci lu dul ngir déstabiliser lébu yi jubluwu ci lu dul ngir dindi kaddu ga nga xamante ne askanu lébu amoon na ko deful lu dul lépp loo xamante ne dafay yëkkati lébu dafay sagal askanu lébu gis nañu ne président Macky Sall dafa nekk ci ñi nga xamante ne ak waa këram ñu ngi kay nasaxal moo tax nag ñu ne askan wi nga xamante ne amuñu lu dul Seydina Limaamu Laay képp koo xamante ne yaa ngi leen di néewal doole rek mu ngi mel ni néewal nga doole toute la communauté Ahlou Laye waaye néewal nga doole bépp askan wi nga xamante ne ci la Seydina Limaamu juddoo yaayam ak baayam yépp nekk ci te loolu nag warul moo tax ñu ngi wax président na delloo ci xelam te gaaw nu mu gën a gaawe mu dégg li ñu koy wax mu régler problème bii nga xamante ne mu ngi am ci aéroport bi te boo xoolee problème mu foncier bi actuellement mu ngi lëmbe àdduna te nag mu ngi seetaan loo xamante ne fa mu jëm du baax mukk kon le président de la République son excellence monsieur Macky Sall bu fekkee ne yaa ngi ñuy dégg lii nga xamante ne mu ngi fett wala tàkk na te boo gaawul fay ko mën na jur lu yéeme ah ñu ngi lay wax ñu ngi lay artu ne la jugal nga wax ci gaaw balaa ñuy atte te bëgguñu ñu atte ñu dëgg la waaw mbir nag bu am na foo xamante ne bu fa tolloo te ñii di wax dégluwuñu leen ah nañu xam ne lu manti xew ëllëg ñun ñi nga xamante ne ñooy responsable yi ñun ñi nga xamante ne ñooy kilifa diine yi nga xamante ne dañu war a xeex ngir jàmm di am œuvre ngir jàmm di am ah ñu xam ne ñun day waxoon nañu waaye état bi nga xamante ne moo war a dooleel loolu jàmm jooju moo ko war a suuxat ah moom day dafa mel ni parewul pour def loolu dëgg la sëriñ bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax dañuy daal poser li nga xamante ne moom mooy dernière question à monsieur Cheikh Diaraf. Quelle sera votre prochaine stratégie de combat si le président Macky Sall ne répond pas à vos attentes sur ce coup? waaw ñun stratégie bi ñu yore mooy stratégie bi ñuy doxal. ñu ngi am loo xam ne dañ ko moom di ko laaj fi ñu ko war a laaje kon li ñuy ñaan mooy ki ñu koy laaj ak ñi nga xam ne ñoo ko yore ñu delloo ci seen xel xam ne ñun ni ñuy laaje mooy ni citoyen war a laaje xam nga am na responsabilité yoo xam ne boo ko amee waroo wax nit ñi génn leen toj oto jàmbur waroo wax nit ñi génn leen taali pëna am nañ ay taxawaay yoo xam ne plus civilisé ndax ay borom xel lañu te ñu ko seqal aussi yaakaar naa ay borom xel lañu dana am nag stratégie boo xam ne ñun ñu ngi koy utiliser ñu ngi dajaloo ñu ngi waxtaan ñu ngi gën a xamante am na it benn forme pétition boo xam ne ñu ngi ko taxawal di ko liggéey loolu ñuy liggéey dañu bëgg rek wane ne li ñuy def nii waaye Yoff yëpp ànd ak ñun képp koo xam ne dégg nga liñ bëgg dégg nga li ñuy wax da ngay ñëw ànd ak ñun kon waa Yoff yëpp ñoo ànd ak ñun kon ñi nga xam ne ñooy kilifa réew mi nañu am taxawaay am xel nangu ne ñiy wax dañuy wax ngir laaj li nga xam ne ñoom ñoo ko moom laaj ñi nga xam ne dañ cee bokk kon boog ñoom nañu delloosiwaat cër bi nangu façon biñ leen koy laaje mooy wax ak négociation je crois que ñun appel boobu la ñuy lancé ci ñi nga xam ne ñooy suñu autorité. D'accord.
madame Ndeye Fatou Diène ci moom rek la ñuy ñëwaat xanaa nga wax ce mot de la fin ak li nga xamante ne ni moom ngay wax jigéen ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo dëkk Yoff. waaw jigéen ñi dëkk Yoff yëpp daal li ma leen di wax mooy nañ ñëw ñu bokk ci collectif bi. parce que li ñuy xeex yëpp ñun ñoo tax wax dëgg yàlla. dëgg la parce que toll nañ foo xam ne am na loo xam ne waruñu leen xaar sa waruñu xaar kenn waruñu xaar ñu di leen woo. exactement mais nag ñoom ñëpp ñu daanaka affaire bi sax jigéenu Yoff yëpp ñoo ci bokk. ku ko dégg rek da nga ko rafetlu. dëgg la ndaxte xam nañ ne affaire bi ci ñun lay reposé wu. ñun ñii te toll nañ foo xam ne nee nañ jigéen lu mu bokkul rek. du dox de. dëgg la ndaxte ko jigéen ñooy fal. ku fi falu rek jigéen ñee la fal parce que jigéen ñi ñoo fi ëpp. te yàlla dogal na xam nga fi mu nekk nii suñuy njaboot yi. suñu kàddu rek la ñuy xaar. dëgg la tey bu ñu na woon jóg leen rek ñu jox. te bu keroogee yaakaar naa ne dina toll foo xam ne nañ ko bëggee woon du doon mais nag xale yi dañu civilisé. dëgg la parce que jeunesse lañ boo xam ne. ñu conscient lañu. xale yi ñu xam lu ñu bëgg la. xam nañ fi ñuy teg seen tànk. dëgg la mais nag am na loo xam ne moom bu jotee rek. bu ñu leen wuyuwul ñoom dañuy porter combat bi. mais nag terewul kilifteef mooy dox parce que xale yi ñu am kilifa lañu. Yoff gi ku fi juddu rek ci kilifteef rek ngay dox. mais daal vraiment affaire bi daal na ci ñëpp ñëw. suñuy njaboot yëpp ñu ngi ci ginnaaw. képp ku ko dégg fii ba diaspora bi ñëpp ñu ngi ci biir. dëgg la kon nag mu doon affaire boo xam ne vraiment encore une fois suñu président. li ñu koy wax mooy nañu delloo suñu alal. parce que mu ngi toog ak njabootam. ñoom ña mu koy joxe ñu ngi seen i njaboot. ñu nga dëkk seen i dëkkuwaay boo xam ne lu leen neex di def. kon nag waaye ngal la waaye ndigim ñoo bëgg lu baax. non sama ñun lébu. dëgg la parce que fii nii xam nga Dakar gi. kuñ fi yaatalul woon doo yaatu. wallaahi te lan moo ko waral jigéen ñi ñoo yaatu xam na dañ na kër du xat. xolay xat. dëgg la mais góor ñi bu ñu toogoon. jigéen ñi ci boppam am na noo xam ne bu ko toogee ci këram rek même sa jëkkër lu mu am gan wala nu mu mën a doon jigéen ji bu yaatoo rek kenn du fi xaj. dëgg la kon nga xam ne jigéen ñi ñooy lépp nag. waaw te xam ne jigéen ñi ñoo ko fal. ëllëg am na noo xam ne bu ko demee rek. xaw naa ci ragal daal mais nag nañu bàyyi xel ci Yoff. Yoff dafa am lu fi nekk de fii nii. Yoff gii dafa am lu fi nekk. te li fi nekk ñoom gënuñu ñu ko bëgg. dëgg la gënuñu ñu ko bëgg. ñun nag nekk nañ xeet woo xam ne ku ñëw ñu yaatal la ku ñëw ñu dalal la. parce que loolu la ñu xam Yoff loolu la ñu xam. dëgg la kon ñu ngi koy encore une fois nañu delloo rek sunu alali maam. dëgg la loolu daal la ñu soxla. c'était madame Ndeye Fatou Diène représentante des femmes ci li nga xamante ne nii moom mooy fii ci Yoff ñu dellu ci Magib le représentant de la jeunesse Magib ce mot de la fin ak ban message ngay lancé pour le président de la République du Sénégal. waaw moom message bi ma koy lancé d'abord mooy rek na xam ne jeunesse mooy avenir u dëkk. amul kenn koo xamante ne dafay jóg tey di campagne wala looy mënti def te doo àndaal jeunesse bi. ndax jeunesse bi ñooy génn ci mbedd yi jeunesse bi ñoo xam li ci biir. mag ñi fatu nen de léegi dëkk bi ñëpp ay jeunes leen. parce que bu jëkkoon mag ñi dañ daan toog ci mbaar yi. tey boo demee géej presque ay jeunes kese ñooy toog ci mbaar yi. tey boo xoolee dëkk bu mel ni yow bu jëkkoon li fi nekkoon ciy gaal matul woon 150 gaal tey dem na ba yaa 1000 et quelques pêcheurs 1000 et quelques gaal boobu. plutôt te gaal gu ci nekk da ngay gis gaal gu yëpp 60 personnes 60 jeunes yor entreprise bu toll noonu. te tey jii ñooñu ñëpp ñu ngi ci combat bii nii. ñu ngi ci combat bii nga xamante ne moom la collectif bi mëne kon président li nga xamante ne mooy suñu aéroport bi moo ñu gënal jas parce que aéroport bi moo ñu gën a jige suñu géej gii nga xamante ne mooy Yoff parce que pêcheur mënul di jóge fii di xëyee jam ñaaju bëgg ñëw fii dem géej. dëgg la déedéet mënul nekk bu dee aéroport bi à 3 minutes à 5 minutes nga ñëw dugg sa gaal dem géej. te wax fa dëgg yàlla ñun amuñu fu dul Yoff. amuñu fu dul Yoff. léegi nag beneen lancement bi may kii mooy la jeunesse. muy les pêcheurs ah ñëpp. gis nga nit warul xaar si lu mu bokk ñu ko ciy oo. gis nga combat collectif bi man mii tey jii bu ma ka nammee porté di ci bàyyi sama njaboot yàlla bu ma ko fekk. lépp lu ñuy dox rek dañu koy def pour intérêt général intérêt commun. amul benn intérêt personnel boo xamante ne tey jii collectif bi jóg na di ko dox. parce que tey jii nii jeunesse bii nga xamante ne moo fi nekk tey ëllëg war nañ am ay star ci côté yëpp moo xam ci côté sport moo xam ci lu mu mënti doon. te tey jii nii loolu li ñu ko xañ mooy xataay. boo xoolee terrain bi ñuy defaral sa pareegul. amuñu ay terrain de basket amuñu leen loo xamante ne tey jii benn champion leen am benn champion d'Afrique. bu nekk fi ñu toll nii en activité
muy Mamadou Ndoye di def triathlon te Yoff war a am ay champion yu dul jeex loolu yëpp lan moo ko indi mooy xetaay di lancer waat un appel di wax ne pétition yi nga xamante ne moom la ñuy signé ñun jeunesse Yoff yëpp nañu ko signé ñu xamal état ne Yoff li ko daggee Tongoor ba Sicap Layeen ñëpp ànd nañ si li nga xamante ne mooy hectares yi ñuy laaj muy suñu alal ñu delloo ñu ko loolu daal laa xamante ne mooy suñu dernier mot di wax ne nag yàlla na yàlla def jàmm ndax jàmm si la lépp xaj ñun nag waa Yoff jàmm rek la ñu xaj xam moom rek la ñuy yare kenn xameewu ñu histoire kenn xameewu ñu dara waaye suñuy carte ñoo ko moom de. dëgg la waaw merci beaucoup monsieur Magib Samb monsieur Cheikh Diaraf votre dernier mot. waaw maa ngi remercier ñëpp di remercier seen organe bi di SDTV. nekk organe boo xam ne Yoff la nekk. kon tey li ngeen def nii dafa wane ni fi ngeen nekk nii yéen a ngi participer yéen tamit ndax seen i caméra ak seen i micro ngeen am. ñu ngi leen di remercier bu baax a baax. di wax it ñi nga xam ne ñooy magu Yoff yi kilifa Yoff yi nañu ñaanal bu baax collectif bi heure bu ñu xëyee yàlla may ñu jàmm heure bu ñu xëyee yàlla may ñu xol ak kattan boo xam ne danañ ko mën a dox ba li nga xam ne moom la ñuy wut yàlla may ñu ko ci jàmm te bu ñu ko mayee ci jàmm it ñu muurloo ko ci jàmm ci barke Cheikh Khadim jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal niñ ko tàmbali woon rek noonu lañ koy tëjaatee dañuy daal di bàyyi sëriñ bi mu daal di tàggatoo ak askan wi. waaw di sant yàlla rek di sant ci vraiment sama tàggatoo du dara lu dul ñaax askanu Yoff ne collectif bi mu ngi toll ci ay pétition yoo xamante ne dañu ci soxla plus de 30 000 wala 40 000 jëm kaw ba 50 000 yàlla dogal na ñu ngi waaj a atteindre objectif bi ñu ngi leen di waxit ñoom ñëpp nañu recevoir gars yi ak honneur ñu signé ko nu mu gën a gaawee pour ñu wan le président de la République son excellence monsieur Macky Sall ne ko ñun lépp loo xamante ne dafay indi jàmm ci côté bu ne dinañ fa dem ba àdduna bépp xam ne lii ñi nga xamante ne ñun ñoo ko moom laaj nañu ko ci jàmm laaj nañu ko ci salaam te bëgg nag nu mu gën a gaawee mu recevoir ñu ñun collectif bi ngir ñu waxtaan ci mbiru aéroport bi waaye ñu waxtaan nit ci jafe-jafe yi nga xamante ne mu ngi ci Yoff parce que actuellement nii Yoff va mal salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi mbokk yi l'émission tire à sa fin lii lañ leen di indiloon tey ci seen émission te am nañu yaakaar ne le président de la République monsieur Macky Sall dina leen dégg et aussi dina leen recevoir c'était tout pour votre émission Baatu Askan Wi ñu leen di ñaanal fanaan wala kendal ak jàmm ça dépend ci heure bi ngeen ñuy seetaan à la prochaine merci beaucoup.